Alaaji. waaw jéggal leen ma ndax daa am ab xabaar bu mu ñu fi dab. daa jàmmale leen. waaw nee na Sidi Lamine Niass moo wuyu borom. lillahi wa inna ilayhi raji'un. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sidi Lamine Niass. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wal Fadjri. man kay Pape Cheikh Sylla moo woo gayen ma tiit. ma woowaat Ablaye boobu léegi nii mu ne ma dëgg la. laa ilaha illallah. li ngeen di wax yéen maa ngi téléphoné rek. laa ilaha illallah. yàlla ñu warati boppam. moo ñu warati boppam. mu ngoog gis nga dangay nekk di werante yëfu àdduna yàlla ñëw ni la lii mooy dëgg te lii rek mooy dëgg nag dee. nekk yàlla yow. ñun yàlla seen na. laa ilaaha illallah. yàlla ko yàlla fay. lépp lu mu defee bu baax. képp ku mës a aw ci entreprise am sa ñaq tuuru fa la nga fa am yóbbu ko sa njaboot lépp sañ-sañ la boo xam bu ko neexoon du ko def lépp yal na ko di aw yiw waaw jàmbaar la de jàmbaar de dem na jàmbaar bind na téere Sidi Lamine Niass manifesté na défendre na idéem. waaw Ablaye. dindi na complexe ci arabisant yi. Ablaye boobu ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay El Hadj Ahmed Aïdara. waaw yaa ngi direct ci Zik FM. waaw xibaar boobu nag ñu bokk. waaw ci Massaw. waaw ak ñu doon vérifier rek ak suñu auditeurs yi. waaw di xibaar bu ñu dab léegi. xam nga maa ngi congé. waaw waaye nag ci suba si daal laa déglu rajo bi. ñu daal di tamit dog bépp programme teg alxuraan. bu ma vérifié yi tamit laaj ci sama naataango Ramatoulaye Sarr. bi doon def tàgge bi sax mujj koo yeggale ndax xol bu fees. waaw. Seydina Omar Ba yi tamit ma nekk ci rajo ba ñu jokkoo léegi mu ne ma kilifa gi moo nelaw di El Hadj Sidi Lamine Niass. allahu akbar. ñu koy jaaj ñëpp. suñu borom loolu la dogal. allahu akbar. ndax Ahmed xam nga ne lu nuyoo tàggoo dara saxul. waaw waxtu gi ñuy àddu tàggoo na. mu doon loo xamante ne nag Sénégal a ñàkk. waaye presse sénégalaise itamit ñoo ñàkk ak umma islamique bi. ndax bay na fi waar wu yaatu ci diine ji bay ko itamit ci wàllu koom-koom ndax entreprise la yor boobu léegi. ba tax na daal metti na lool waaye nag dañ koy muñ. waaw kon Ablaye kon jërëjëf merci. incha allah. Birahim. Birahim Touré nag ñëpp xam nañ ne tamit Sidi Lamine Niass patron am la woon nekkoon groupe Walfadjri. Birahim yaakaar naa ni xibaar bi nga xam ne nag daf ñoo dab en pleine émission mu nekk yow moom ku placé nga pour wax ci kilifa diine boobu nga xam ni patron de presse chef d'entreprise yàlla dogal nag mu jógee fi ñu ngi la koy jaale Birahim. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. tiis la léegi te jëlee na ma kaw loolu ndax Sidi Lamine paploon ci man. mu yàgg ma ko wax même bi ma fa jógee sax fu ñu dajee sama doom bi ba may tàmbali foofu sama pap nekkoon bitim réew ma ne ko man de dama commencé di liggéey maa ngi Walfadjri jóge naa ci fa ma nekkoon di Énergie FM ñëw mu ne ma ki nga fa fekk de sama nit la sama xarit la ne ma nag boo ko gisee fexeel ba nga woo ma paas ma ko li ñu waxantee mooy kii sa doom la dénk naa la ko moom la ko sama papa wax mu doxale woon ak man tamit doxalinu bàyyi ak doomam ci lu jëm ci wàllu métier bi tamit mu yaataloon ñu lool tamit fexe ba ndax tey Walfadjri yaakaar naa ni presse bi de manière générale peut-être bu ñu naan ni ay terreau fertile Sidi Lamine Niass mu bokk na ci ñi nga xamee ni tey journaliste yu bari ci këram lañ jaaroon. rajo bu mag boo fi dégg tey ci réewum Sénégal. télé bu mag boo fi dégg am na ñi koy doxal ñoo xamee ni jaar nañ ci ay loxoom moom en tant que patron de presse ci wàllu kilifa diine ndeysaan dama ko doon tooñ souvent naan ko xam nga diggante Niass ak Touré ay kal lañu
su ma xëyee dimanche bi fajar man ak Bécaye Mbaye ñuy xëy war a def journal fajar boobu nga xam ni kenn du liggéey sax ci dimanche yi moom nga gis mu jógee fekk mu génnoon di weer di ñëw di duggaat ci Walfadjri boobu ñu ngi Sacré-Cœur bu ñëwee ñu koy tooñ mbay beeg ñas bi oyof bi mu oyof wonewul woon boppam mbirum patron de presse di ñu jàppale ci suñu liggéey loo xam waxtaan kook moom maak moom ñu seqoon lu bari nag wax dëgg fa naa yàlla seqoon lu bari di ko jaale nag umma islamique di ko jaale tamit monde de la presse de manière générale parce que on a perdu franchement koo xamee ni kenn loon ci ñu bari ci ñun ndax ku ci nekk am na lu mu la may ci wàllu sa liggéey ndax may na la opportunité nga liggéey ko fii ma nekk nii par exemple tey ku ci mel ni maag Fabrice Ngema ak ñeneen ñi nga xam ne jaar nañu Walfadjri on avait des rapports extraordinaires entre père et fils rapport yoo xamee ni daal en tout cas daal sama xol fees na moom wax dëgg c'est une nouvelle qui est très triste waaye comme ni ñu koy waxee nag su suñu borom lañ jógee fa la ñuy dellu àla kulli haal dellu jaas moom lii ñaan rek suñu borom mooy nañu fekk ci li gën nañu fekk ci li gën a baax te di rafet njort te di ko ñaanal yàlla daal moo xam li muy def ak nu mu koy defee ak fa mu koy defee mais daal metti na tiis la daal tiis la ci ñëpp daal tiis la hélas ñu ko yàlla xare ci àjjana yi gën a kawe yaa ngi seen bi sallallahu alayhi wasallam mais nag bett na ñëpp moom kay la doon jàmbaar moom mu mel ni kilifa diine yu mel nii moom bu ñu fi jógee moom alaaji xanaa nga yëg ko ay démb ci guddi xëy seeg moom de waaye moom bu la fekkee à l'antenne moom la bettee moom liñ naan lu la bett mën la daal waaw instant bii daal moo fi feeñ daal njàmbarte daal du fi feeñ waaw bëggoon tarixam bëggoon diineem ki yàlla fay waaw ki yàlla fay muy na law te jéggal ko muy na law bépp njuumte bu mu mus a def yal na ko yàlla jéggal waaye li mu mus a liggéey itam ci lislaam yal na ko yàlla fay muy na en tout cas gaynde la woon de du yokkat du dellu gannaaw kuy fonk idéem la ku ko mën a défendre la bind na ay téere ba tàyyi am courage am fit jàmbaar daal dem na jàmbaar daal dem na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe bi jaay Seydou Diouf sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la ilaha illallah laaj nag li olof naan la bett man la waaye tey moom xam nañ ci dara la ilaha illallah ci yàlla jàmbar daal na du onk du raf tiitul du jàmbat yenu lu toll ni li mu yenu woon alaaji allahu akbar ak fit ak fit bëgg xam-xam waaw bëgg xam-xam mën a défendre ay idéem surtout courage la am kenn xamul ñaata téere la bind da bu nekk day am wuute ak kenn rek défendre idéem bind téere waaw ba noppi nag yar njabootam li Walfadjri di rëy li gestion bi yaatu li muy bari coow li muy jot ci ay coups d'émission ak yépp amul benn njabootam bu mus a impliqué wu ci gestion ba nga dégg ko xamuñu ko sax ay doomam sax xamoo leen sax ay doomam kenn ki mu ci présenté gas ni muy avocat bi moo ci commencé parce que kooku mag la
à part ça gisoo beneen doom gérer gestion wu boppam doxal ko ba jóge fi. nu ko yàlla xarit ak gaay la kon alaaji kon ñu tàggatoo. gaay la. voilà. alaaji Simeer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi ñu ngi jéggalu tam ñun tam alaaji de ñu ngi jéggalu bu wér te xabaar bi moom mënul ñàkk. dëgg loolu dëgg. waaw wallaahi. te il faut ñu joxe ko te it nag rajo moom nii rek la. li sëñ Fallou waxoon ba ko waajee telli naan da koy fay mu ne ko déet boo ko fayee day mën na am loo xam ne mën na laa. intéressé lu la rëcc. waaw nii ne luñ ko sëñ Abdou Karim nettaleen ndeysaan. wallaahi. waaw tës bi neexuma waaye tey boo nekkoon ràpp tëj rek gis nga lii keneen na lay woo di la ko wax. waaw moo tax rajo nag léeg-léeg nga dégg ci loo xam ne neex na la léeg-léeg nga dégg ci loo xam ne mbetteel la lu la neexul it parce que tàggee bu neex moom alaaji amul. waaw moo tax moom. tàggee bu neex moom waaw ñu ngi jéggalu bu wér a wér waaye suñu bokk auditeurs yi nga xam ne fii lañ déggee xibaar bi yëpp. en exclusivité nag.